asalaamaaleykum mbokk internet Leuz TV maa ngi am contentement saa su nekk ànd ak yéen seen émission conseil santé tey nag fii lañ ñëw ci hôpital Aristide Le Dantec bu Dakar principalement service cancérologie seet si le docteur Doudou Diouf pour mu waxtaan ak ñu ci feebar bu doy waar bi ñu naan cancer du sein muy première cause de mortalité ici au Sénégal chez les femmes tey nag docteur ñu bëggoon a xam lan mooy cancer du sein ak nan lay manifesté wu ci nit ki docteur nga tasal ñu ko ñëpp mën ko comprendre ba mën ko éviter. salaamaaleykum man le docteur Doudou Diouf cancérologue la fii hôpital Aristide Le Dantec si l'institut du cancer. Institut du cancer moom mooy service de référence bi nga xam ne moom la ñuy toppatoo nit ñi nga xam ne dañoo am cancer man sama rôle c'est quasiment de la chimiothérapie boo xoolee cancer dafa am ñetti façon faj am na opération moom mooy chirurgien yi am na radiothérapie mooy machine bi nga xam ne mooy faj machine bi faj ci cancer yi ak chimiothérapeute oncologue médicaux mooy ñi nga xam ne dañuy faj cancer ak ay garab man ci ñooñu laa bokk. Donc institut du cancer mooy service de référence bi nga xam ne Sénégal wër nga képp mooy seul service bi nga xam ne moom mooy service de référence bi nga xam ne dañuy jël cancer yi en charge. am naa mbégte trop di waxtaan ci seen média bi boo xam ne dégg naa seen wax donc am naa mbégte participer ci seen média tey am naa mbégte également waxtaan ci cancer ween. boo gisee ñu tànn cancer ween daf di boo ko jàppee ci cancer yi fii Sénégal ci jigéen moom mooy premier cancer ci jigéen loolu depuis 2013 avant 2013 canceru bunt bu tudd njurukaay moo jiitu woon mais depuis 2013 seetlu nañ ne canceru ween moom moo gën a jàpp jigéen ñi par rapport ak cancer du col de l'utérus canceru ween boobu li ci jafe-jafe ñu commencé ci jafe-jafe après peut-être ñu ñëw ci prévention bi ñëw ci moyen traitement bi ak yooyu li ci gën a nekk jafe-jafe jigéen ñi soit dañoo ñàkk xam soit fa ñuy jaar ñoom ñoo xamul feebar bi wala boog ñàkk moyen wala soriwaay moo tax li ci gën a nekk suñu jafe-jafe mooy jigéen ñi dañuy yéex a ñëw loolu moo tax faj bi di jafe te bu ñu sañoon comme dëkk yi dañoo xaw a néew doole nit ñi dañoo xaw a néew doole bu ñu sañoon nit ñi gën a teel a ñëw wala ñu def lu ñuy wax prévention pour que feebar bi wàññeeku la muy rey wàññeeku parce que la muy rey bëri na trop ci waxtu yi ñu toll parce que tout simplement nit ñi duñu teel a ñëw canceru ween daf di cancer boo xam ne faj bi yomb na yomb na su buñ ko teelee njëkk buñ ko teelee gis maanaam teel a gis mooy nit ki waxtu bu nga xam ne commencé naa gis weenam nekk ab adolescente wala mu commencé gis ween rek dañ ko war a jàngal nan lay seetee weenam maanaam war na dem ci ab gynécologue wala ci ab médecin wala ci ab sage-femme wala benn personnel de santé mu won ko nan la ñu mën a seetee weenam weer wu ne ginnaaw règle yi maanaam loolu la ñuy wax auto examen maanaam na ngay xool sa ween ci seetu pour gis sa ween yi ndax tolloo na wala amul lenn lu ci génn wala lenn loo xam ne day mel ni lu ñu paase ba mu froissé boo xoolee sa ween gisoo ne gis na ñoom ñaar tolloo nañ wala gis na ñoom ñaar ci der bi amoo dara loo xam ne benn màndarga bu lay wan ne lii am na leneen lu ci bokkul si ngay commencé palper sa ween yi nga def lu ñuy wax autopalpation boobu da ngay seet sa ween maanaam da nga mel ni kuy paase sa ween jël sa loxo ndeyjoor mu seet sa weenu càmmoñ nga jël sa loxo càmmoñ mu seet sa weenu ndeyjoor nga seet également poxataan yi xool ndax amul càkkaar bu nekk ci biir loolu mooy mun tax nit ki mu xam weenam ni mu mel mu mun a xam ne ween bi lépp lu ci fenn lu bees bokkul woon ci ween bi te loolu war na mun a tax mu teel a jóg teel a seet boppam wala dem teel a seet benn personnel de santé professionnel de santé pour mu mun ko gindi ci fi muy jaar pour ñu xool ndax feebar cancer la wala du cancer parce que boo xoolee nit ñu bëri dañuy ragal seet seen ween wala même buñ ci gisee dara dañuy ragal a dem wax ko parce que dañuy yaakaar ne cancer la te pourtant la ci ëpp boo jëlee bul yi nga xam ne moom moo gën a bëri ci ween boo ci jëlee juróom-ñeent yi du cancer benn rek moo ci cancer donc du loo xam ne jar na ragal te du loo xam ne jar na ragal parce que boo ko teelee gis boo ci teelee jóg mën nañ ko faj ba mu wér donc loolu la ñu bëgg nit ñi di ko def maanaam auto examen des seins loolu mooy bu njëkk boo demee ba am ñenn at yi ba am lu mat juróom-ñetti fukk at
jëm kaw mooy maanaam à partir de 40 ans parce que seetlu nañ ne ci waxtu woowu le cancer gën a bëri ci jigéen ñi cancer wu ween donc ça veut pas dire que ñi amul juróom-ñett fukk 40 ans du ñu am cancer mais boo amee 40 ans jëm kaw si la leen cancer bi gën a yàpp donc ñooñu la ñuy commencé def lu ñuy wax mammographie benn rajo la boo xam ne dañuy dugal ween bi ci ab plaque jaarale ci ay rayon après mu génne ay image yooyu la ñuy xool ndax am na benn doomu jàngoro bu nekk ci biir ween bi boo xam ne loxo mënagu ko daj loxo malade bi wala loxo médecin bi bu boobaa bu ci nekkee ñu mën a dem teel a jóg teel koo def lu ñuy wax biopsie def prélèvement pour xam ndax cancer la wala lu cancer parce que wax naa sànq ci ginnaaw ne donj yu bëri yiy feeñ ci ween du cancer donc bu fekkee ne yàlla def na ne cancer la bu boobaa faj bi aussi si lay gën a yomb que nit ki toog di bàyyi donj bi muy màgg di màgg ba toll yenn volume yi nga xam ne bu boobaa faj bi day gën a cher faj bi day gën a jafe te lu ci bëri wér du ci topp donc auto examen mooy première chose bi nga xam ne bëgg nañ jigéen ñi xam ko te di ko def régulièrement bu fekkee yaa ngi gis sa règle après règle yi parce que waxtu woowu si lay ween yi di gën a oyof ween yu du metti bu ko defee jigéen gi mun a seet boppam bu baax. Deuxièmement mooy mammographie bi wax nañ ne boo weesoo 40 ans si nga ko war a commencer di ko def at mu ne pendant ñetti at après à partir de boo ko defee ñetti yoon mun nga commencer di espacer di ko def chaque ñaari at wala chaque ñetti at parce que di ko def régulièrement amatul njëriñ bu fekkee ñetti yi njëkk normal la donc prévention wax naa ko ñetti yoon parce que faj bi dafay cher faj bi dafay jafe bu eggee yenn stade yi donc bu fekkee weesu nañ prévention bëgg nañ jigéen ñi nga xam ne dañoo seetlu seen yaram gis ne am nañ doon ñu daw gaaw ñëw bu ñu ñëwee ñun dinañ def mammographie boobu nag nekkatul pour prévention wala pour dépistage mais li ñuy wax pour diagnostic la pour xool ndax donj boobu ñuy gis ci ween bi niroo naa cancer wala déet fekkee def nañ mammographie bi après dinañ def lu ñuy wax biopsie mooy def benn prélèvement jindi ci feebar bi tuuti yóbbu ko laboratoire bi nag moom moo ñuy wax ne lii donj bii nga coppati ab cancer la bu boobaa ñun dinañ def yeneen rajo ñu def scanner def analyse deret moo ñuy wax feebar bi fan la toll ci yaram bi parce que danger bi feebaru cancer malheureusement du ween bi kese bu nekkoon ween bi kese day yomb faj boo ko opéré rek mu deñ nekk mun na ñibbi këram wante feebar bi dafa sànni ay doom yoo xam ne mun na jàpp càkkaar yi sànni ay doom yoo xam ne mun na jàpp dënn bi mun na jàpp bopp bi mun na jàpp yax yi mun na jàpp xëtër bi moom la ñuy wax foie bi doom yooyu muy sànni nag mooy tax faj bi gën a jafe doom yooyu mun nañ ko sax bañ a gis ci njëlbeen bi ñu faj ba ci biir ay weer ci ginnaaw ay at après doom yooyu commencé feeñ donc nit ki bu ñëwee ñu def rajo yi def analyse yi def diagnostic bi dañuy toog xool dossier bi waxtaan si ak chirurgien yi waxtaan si ak radiothérapeute yi boobu moo ñuy won ne feebar bi ci ween bi rek la yem bu yemee ci ween bi ñu ne li ci gën mooy ñu opérer ko buñ ko opérer après ñu defal ko lu ñuy wax peut-être chimiothérapie wala radiothérapie wala ñu waxtaan si ñu ne kii de feebaram fa mu toll opérer njëkk ko opérer du lu gën ci moom li gën ci moom ñu defal ko lu ñuy wax chimiothérapie boobu nag mooy coow bi parce que benn la ci faj bi chimiothérapie boobu ay garab yoo xam ne dañ koy sol nit ki ñaar fukki fan ak benn yu ne ba muy juróom-benn ba juróom-ñetti yoon su fekkee ne garab bi jig na nit ki en général juróom-benn ba juróom-ñett bu fekkee jugu ko mun na weesu juróom-benn ba juróom-ñetti yoon garab yooyu nag defaree wuñ ko suñu réew bitim réew lay jóge xaw na cher tuuti par rapport ak population bi niveau de vie bi wala niveau de moyens yi ñu am boo demee bitim réew ci yenn dëkk yi lu mel ni Côte d'Ivoire lu mel ni Mauritanie wala lu mel ni Mali bi ñu jege garab yi c'est gratuit ñu ngi ñaan ñu ngi def plaidoyer pour que ñun suñu dëkk garab yi dem ba gratuit boo xam ne malade boo xam ne daa am cancer am ñu mun ko may mu mun a faj bi bañ a dagg mais fi ñu toll nii malade yi ñoo koy jëndal seen bopp jënd boobu nag tax na yenn saay faj bi xaw a yéex yenn saay waxtu wa nga soxlaa malade bi parce que ñaar fukki fan ak benn yu ne la war a faju waxtu wa nga soxlaa malade bi faju lu ci ñëw parce que da leen ne yoruma woon xaalis wala dama doon xaar ñu may ma xaalis wala dama doon xaar ñu yónnee ma xaalis
loolu nag taxul faj bi réussir, loolu day yokk taux échec ku traitement bi. loolu moo waral ñu ci bëri di ci faatu parce que soit duñu am moyen pour commencer faj bi, wala dinañ dem ba ci biir bu ñu demee faj bi arrêté parce que duñu amati ay moyens continuer, wala dinañ faju wala régularité bi nga xam ne moom lañ bëggoon ñu fajoo duñ ko ñëwee. donc loolu mooy chimiothérapie boobu nag ñu bëri dañ koy coow, dañ ko ragal parce que dafa am lu ñuy wax ay effets secondaires, maanaam ay mbir yoo xam ne day xew ci sa yaram boo jëlee garab yi. maanaam di nga ñàkk sa bopp karaw bopp ñàkk karaw bopp boobu kenn mënu ci lu bëri, yenn saay xel bi mun nay teey ba ngay wàccu boobu am na ay garab buñ ko teelee yëg, yenn saay dañ koy prévenir ba du ñëw ci ñenn ñu duñu wàccu, mais ñu ci bëri dañuy wàccu parce que amuñu njëgu garab yi nga xam ne moom moo gën a efficace pour wàccu yooyu. ak ay yeneen effets secondaires yoo xam ne docteurs yi ñoo koy seetlu mun ko def prévenir wala bu ñëwee ñu mun ko faj. donc loolu mooy jafe-jafe chimiothérapie. donc bu ñu jógee ci chimiothérapie boobu malade bi dañ koy opérer. opération bi ñaari façon opération moo am, bi gën a bëri fii suñu réew yi ndax wax naa ci njëlbeen ne jigéen ñi dañuy yéex a ñëw, mais bi gën a bëri mooy bi nga xam ne dañuy dagg ween bi. boobu gënaluñu parce que ween dafa am importance suñu société, dafa am importance ci jigéen, mais bu feebar bi laajee ñu dagg ween bi pour sauver bakkanu nit ki dañuy obligé def ko, mais du lu ñu gënal. li ñu gënaloon mooy nit ki bu teelee ñëw ñu mun ko faj te duñu dagg ween bi, maanaam dañuy dindi bul bi fa mu nekk rek ci biir ween bi ak la ko wër ak càkkaar ya ba bàyyi fa ween bi. bu ko defee nit ki au moins mun a yëg boppam, mun a xool boppam woo xam ne peut-être la wàññeeku ci moom bëriwul, wala boog la wàññeeku ci moom lu néew a néew la par rapport ak weenam. donc loolu la ñuy wax traitement conservateur, maanaam dañuy conserver ween bi. mën na nekk dañ koy def fii Sénégal at ak ginnawal ci ginnaaw amoon nañ jafe-jafe parce que radiothérapie bu doxul woon, parce que boo defee chirurgie bi nga xam ne dindi woo ween bi, radiothérapie bi day obligatoire, maanaam il faut que nga def ko. donc boo amul radiothérapie malheureusement doo ko mën a def. donc loolu moo tax lu ci bëri malade yi bu ñu ñëwee dañ leen di opérer dindi seen ween parce que feebar bi moo ko laaj, wala boog amuñu woon radiothérapie pour mun leen defal conservateur. ña ci néew tuuti ñoom ñoo amoon moyen dem bitim réew pour mun a def radiothérapie boobu ci ween bi nga xam ne kenn daggu ko. buñ ci jógee donc wax naa sànq radiothérapie, donc buñ jógee ci chimio bi def chirurgie dañuy dem ci lu ñuy wax radiothérapie. ñeen ñëpp xam ngeen ne radiothérapie paanoon na fi at ak genn wàll, mais yàlla def na am nañ machine bu bees bu Dantec buy door di commencer, mais yàlla aussi dafa def ñay xaar ci malade bëri nañ, ëpp nañ ay téeméeri malade yoo xam ne ñu ngi xaar. rendez-vous yi commencé na egg ba juillet. li ñuy ñaan rek machine dalal jàmm bi commencé nu mu gën a gaawee, bu boobaa dina tax faj bi malade nombre malade yi doon xaar xaw a wàññeeku pour que délai de consultation yi xaw a jege. loolu daal laa amoon ci lu may wax ci cancer ween, mais fàttali li moom mooy cancer bi ëpp ci jigéen ñi ci àdduna bi, ci Sénégal ak ci àdduna bi, moo ëpp la muy faat ci jigéen ñi ci Sénégal ak ci àdduna bi ci cancer yi. daf di feebar boo xam ne du loo xam ne boo ko amee rek faatu ñëw na, mun nañ ko prévenir ba bu ñëwee ñu teel ko gis faj ko te du ñu dagg ween bi, ba pare dina wér incha allah. ba pare du jar sax ay chimiothérapie, du jar faj bu cher, mais buñ ko teelulee gis faj bi mun na ci wér, mais dafay gën a cher te day gën a jafe. bu demee nag ba weesu benn étape bi malheureusement duñ ci mënatu lu bëri. nit ñu bëri la leen di tardel mooy ñàkk moyen, malheureusement loolu état bi moo ci mën dara, société bi moo ci mën dara. ña ci bëri li leen di yéexal mooy ñàkk xam. loolu émission yii ngeen di def dina tax malade yi mu yee leen ba ñu mën a teel a ñëw, mun a xam seen bopp, mun a teel a ñëw. la ci bëri la leen di tardel mooy soriwaayu institut du cancer nga xam ne fii Dakar wala Thiès rek la am fi ñuy fajee cancer ween. donc li ñuy ñaan mooy gouvernement bi def ay médecins ci région yi waa ci hôpitaux yi, bu ko defee ñooñu mun a faj malade yi foofu, malade yi duñu yéex a ñëw. ñeneen ñi su bëri malheureusement traitement traditionnel bi la ñuy dem. man de def naa fi fukki at ak juróom fii ci service cancérologie, mënuma gis benn malade bu ñëw ne ma dama amoon cancer, am firnde ne cancer la am, mu dem ba ci traitement traditionnel ba mu wéral ko wala ba mu tane. gisuma ko, mosuma ko gis. du ma ne nag amul en tout cas mosuma ko gis. donc li gën a dal sama xel mooy comme tubaab yi ñoom ñooy def diagnostic bi boo wax la ne lii cancer la wala du cancer, nga dem ci traitement moderne bi, moom la ñu gën a am yaakaar
que traitement bi nga xam ne da lay wax ne mën na ko te yaakaaruma ne mën na ko mën nañ affirmer ne sax mënuñu ko. donc loolu lañ amoon pour message li leen di ñaax rek ngeen gën a gëstu seen bopp ngeen gën a seetlu seen yaram pour mën a xam seen yaram mën a intérioriser seen ween yi ci seen biir cerveau pour leneen loo leen ci gis lu ci bokkul woon ngeen mën ko xam mën a teel a jóg pour mën a faju am yaakaar ci wér ci kàttanu borom. jërëjëf docteur ci yooyu leeral yaakaar naa ne cancer du sein doonatul lu ñuy laam-laame fii ci biir dëkk bi chers internautes ma di leen ñaan ngeen bàyyi xel bu baax ci li docteur wax concernant cancer du sein d'ici là nag ma di leen jox dig daje seen beneen numéro émission conseil santé bye.